salaamaaleykum mbokki téléspectateurs yi seetaan Xeweul TV bienvenue sur votre premier numéro le quartier général tey nag quartier général dafa ñëw fi nga xam ne moom mooy Parcelles waaye tamit chez am seet bi suñu papa kenn dootu ko présenté fenn nekk tey chef de quartier bi papa ñu bàyyi la nga nuyoo mbokki téléspectateurs yi seetaan Xeweul TV. waaw asalaamaaleykum maa ngi leen di nuyu yéen ñëpp di leen sant di leen gërëm di rafetlu seen présence ci quartier bi di nuyu waa quartier bi yëpp góor ak jigéen mag ak ndaw di nuyu ci asalaamaaleykum wa rahmatullah léegi nag yéen ñëpp man maa ñëwoon tey fii ñoom pour waxtaan nag waa télévision bi fi ñëw daal léegi pour affaire quartier bi ak li ko wër ak yëpp essentiel daal ñun ñoo doon dalal tey bisimilah. macha allah papa ñu ngi lay remercier bu baax a baax si accueil bi am na solo papa nag tey Xeweul TV dafa def déplacement pour ñëw waxtaan ak yow tey si quartier bi waaye tamit si historique quartier bi si lépp loo xëy ni aju na si quartier bi papa tey est-ce que mën nga ñoo wax lan mooy histoire Parcelles maanaam historiquement Parcelles. non Parcelles Assainies moom ñun ñu ngi dépendre d'accord ci commune est la nekk di Pape Diop maire est ci commune am la nekk mais Parcelles Assainies dépend des Parcelles Assainies dépend des HLM direction HLM fi mu nekk HLM ñu fi nekk muy unité 1 unité 2 unité 3 unité 4 HLM Thiali HLM 10e HLM Route de Dakar HLM ñun ñëpp ñu dépendons HLM moom moo jox suñuy clé ñee da leen jox ay kër ñu jox ñu ay terrain ñu fay ba mat ñu jox suñuy kayit ñoo tabax mais toujours problème bu ñu ci mën a am aussi ñoom le directeur wala représentant HLM aussi il est au courant parce que da am na ci droit parce que fi mu ne ñun nous dépendons de d'accord commune est la nekk ñoom itam maire aussi am na ci wàll mais HLM mi nga xam ne moo ñu sancal moo ñu jox it am na ci wàll. jërëjëf papa ndax mën nañoo xam ban année lañu créé Parcelles. Parcelles Assainies unité 2 bi ñu ngi ko créé en 1982. kan moo nekkoon premier chef de quartier. premier chef de quartier léegi génn góor alaaji mi nekk fii alaaji kii kan moom moo nekkoon HLM moo nekkoon Parcelles unité 1 unité 2 fayu 1 fayu 2 presque li ko wër yëpp moom moo ko géré woon mais après nag dañ ko dagg-daggee léegi unité 1 moom rek moo fa nekk léegi unité 2 ñu jox ma ko unité 3 amagul délégué de quartier unité 4 aussi amagul délégué de quartier fii nag délégué de quartier fii Parcelles unité 2 fi mu nekk ñu ngi ma installé le 15 avril 2015 laa jot notification comme être le premier délégué de quartier de Parcelles Assainies unité 2 mais l'ensemble des délégués de quartier fi nekk des quartiers yi fi nekkoon yëpp góor gi kan moom moo ko yoroon léegi nag moom dañ ko jox unité 1 rek jox ma unité 2 fay ñu séddale ko 1 2 ku nekk ñu jox fa le mel leen délégué de quartier donc moom li ñu yoroon yëpp dañ ko séddale ku nekk léegi benn la yor mais s'il s'agit nag unité 2 unité 3 ak unité 4 ñoom amagul délégué de quartier des fois aussi ñu ñëw fii ñu jéem a régler la parce que boo leen fi bàyyi aussi amul feneen fu ñu jëm te tous les jours heure bu ñu demee réunion aussi foog ñu notifier leen loolu aussi parce que bu fekkee affaire comme affaire ceeb bi mu fi ñëwee yëpp bi ñu waxee dañ ne quartier bu nag day yem ci place am donc man maa yoroon bi ñu ma joxee donné un nombre mais ñu ne ma noo jëlee unité 2 rek ma jël unité 2 unité 3 yóbbu nañ fa kenn ak unité 4 mais avec tout ça ñoom ñi nga xam ne amaguñ délégué de quartier la majeure partie jotuñu kii daal amuñu ci daal. macha allah papa waaye ndax tey ak fi Parcelles toll jamono ji ndax mën nañoo wax nga si biir wax nga ni Parcelles 4 lii moo fi am 4 unités. 4 unités waaw. waaw si 4 unités yooyu la wala instant yi unité 5 mu ngi commencé wala. waaw maanaam kooku moom dégguma ko moom dégg naa ko mais moom daggaguñu ko bon mais fi mu ne ci 4 lañ yem pour le moment ñoom sax ñu ngi commencé tabax. baax na papa jërëjëf si question boobu noonu est-ce que instant bi chaque unité dafa am liu boppam chef de quartier boppam. chaque unité dafa am chef de quartier boppam. ndax tey jii nii bu njëkk dañoo noté woon si benn côté que ni maanaam chef de quartier yi ñoom seen autorité si quartier bi bu njëkk dañ daan gis problème bu amee si ñooñu quartier bi dañuy ñëw chef de quartier waxtaan ak moom mais léegi dañoo gis de temps en temps dafa raar maanaam dañuy gis léegi
dañuy bu ñu tëbee rek problème am na rek dañuy dem police maanaam dañuy tëb chef de quartier dem police est-ce que loolu noonu tey fii nii mu ngi noté wu si quartier bi wala déet. waaw xam nga ñun ñëpp ay sénégalais lañ sénégalais dama ànd son morom mais bëggoo ko parce que sa problème boo ko amee ñene police ñene gendarmerie ñene tribunal ay nit lañ mais fii c'est local fii mooy début bi normalement lu mën a am ñun mënoon ko waxtaane mënoon koo def parce que boo fi tebee chef de quartier bi dem police it ñu jox la convocation demal ci chef de quartier mu joxel ma ko ah chef de quartier bi mën na koo joxe effectivement parce que kooku aussi ndimbal la pour ñoom mais nag am na ci loo xam ne dafa jarul dem police jarul dem gendarmerie lépp mën nañ koo régler ci quartier bi parce que actuellement même des fois réunion yi ñuy def sax ak commissaire yi nga xam ne ñoo fi doolu di egsi bu ñëwee dañuy dajee dem kër délégué dem président délégué de quartier bi président délégué de quartier bi woote réunion ñëw toog commissaire ne lenn la yëgal am na ci yoo xam ne bu dikkee police ñu renvoyé ko ci délégué de quartier bi kon mënuñu ko faa romb di ñëw fii ci ñun di ñu déranger am na ci yoo xam ne jarul daal dañuy tàlleel rek la wax ju ndaw wala ay lii moo ma def lii moo def wala moo saaga wala moo yoral ay borog yooyu ah yooyu yëpp du rôle police du rôle gendarmerie donc nag lépp loo xam ne fi nekk ñun ñoo dëkk ñu ñoo war a defar suñu biir mooy problème bu am ñu waxtaane ko suñu biir du génn parce que tey boo ne woon tey ñee dem nañ police téye nañ fa Samba Ndiaye téye nañ fa dimb nga gis koñ bi ñoo xam ne dañuy sol seen dàll jigéen ñi muuru dem di xool nu mu fa toogee wala lu ko fa téye diwa ko fa yóbbu diwa ko aussi day yàq koñ ñun ñoo bokk koñ bi nan mel ne ñoo bokk kër ñu bokk kër nag dañuy yëgoo yenn ko xëleen bu ñu bokkee yoon dañuy yëgoo ñun ñoo ne ci quartier bi jarul nii wala man léeg-léeg naa toog fii benn waaye woo ma à l'extérieur naan ma lii ak lii ak lii ma ne ko nag par respect dinaa la tontu danaa la wuyu mais du ma la expliquer parce que bu nekkee ci quartier bi soxla am problème ci quartier bi dafa war a aw ci sama man moom waree dem maire ci maire ñu wax ak maire bu ñu waree dem ci quartier bi ñu woote waxtaan ñu jëm koo régler mais yow nga nekk à l'extérieur naan ma lii ak lii ci quartier bi kooku mënu ma la cee tontu. kala téléphoné dimbal ma ne ma yow laay dimbale ma ne ko dimbale woo ma autorité la sax ma ne ko dimbale woo ma dara xam nga kan nga yàqal ka lay woo téléphone na lii ak lii ci quartier pour yow nga woo pour ma intervenir du ma intervenir ci lu ma koy yow mënoo maa yëkkati gouverneur préfet sous-préfet maire ku ci nekk dafa am foo yam koo ci soxla demal ca awal ca ka nga soxla boo ci mënul dara nga continuer daal di dem fa ngay dem mais nag doo fi bàyyi kin fi teg ba pare dem di wuti keneen kooka toog foofu bëgg laa conditionné du ma ko nangul kenn boo ñëwee ci man danaa jël li ma ci man bu ma ci mënul ci man it bu fekkee dafa jar jàll ma ànd ak yow man policier laa woon à la retraite j'ai fait 30 ans de police commissariat central bi 10 ans maa yor brigade de recherche bi bu ay gendarmerie yi sax amuñu brigade de recherche 10 ans maa yor brigade de recherche bii bu central Thiès commissaire bi bari am nañ sama loxo donc nag je crois que lu mu bon dana am tuuti lu ma xam loo xam ne lu mu mën a ñëwee danaa jéem a amortir bu ma xamee ni kii de suma wàll it ma jàll la ko fa mu war a jëm parce que am na ci loo xam ne ay waxtaan la am na ci loo xam ne procédure la te man du ma def procédure du ma jël kenn nit fii jàppale ko yóbbu tribunal police lay aw wala gendarmerie man nag je suis là pour tout le monde ku ma yëg maa ngi fi ku ma yëgul maa ngi fi ak loo mën a tool boo ñëwee wax ma sa soxla lu ma ci mën naa ko def muy guddi muy bëccëg nee naa leen ku ci am problème ci quartier bi même bu fekkee da nga maa soxla boo yónnee ma sol sama daal fekk la sa kër donc bu fekkee nag xam nga nag toujours am na ci ñoo xam ne ñoom toujours ñu ne non moom kenn mënu ko tere sénégalais waaw bu ñu jëloon teg ko la fële ci koy ñu ne non du dem ci moom na leen dem ci kële waaw loolu daal moo fi nekk mais nag pour le moment daal amagu fi problème bu ñu mën a wax daal. macha allah loolu tamit am na solo lool dañ leen di fàttali ba tey rek ñu ngi fi quartier général nekk tey si Parcelles suñu papa suñu maam ñu fekk si ko tey fii nga xam ne Parcelles mooy Xeweul TV tam fi mu dooree
El Hadji Samba Ndiaye moom la tudd ñu fàttali leen tur bi tamit bu baax a baax waaye tamit nag di woo tamit nag li nga xam ne moom mooy di suñu sponsor yi ñu wuy suñu parce que taw bi wéet na lool bëgg nañ loolu tam ngeen fekk suñu numéro commercial bi 77 la 759 69 54 ñu woo ñëpp rek ngeen ñëw jàpp si papa dégg nañ baax a baax wax ji waaye tey dañuy laaj ba xam chef de quartier ba xam am na salaire maanaam day am na oto wala tey état ban ndimbal la leen di état di leen jàppale. fi mu ne oto amuñu ko téléphone sax amuñu ko crédit amuñu ko léegi li ñuy def ci ñoo ko defal suñu bopp des fois léegi dañ lay envoyé benn liste 60 wala 60 wala jox benn liste la bon léegi ciblé tant de personnes loolu yaa leen di woo yónni sa doom wala sa soxna wala ku mën a dem ni wool ma di ban dajale fi ñoom ñëpp boo defee li ñu def ba pare bu fekkee dem na ba ñëw bu demee ba dem ba ñëw léegi bu delsee aussi duñ ci def dara lu may ñëw léegi nag day dem bu ñëwee nag foog nga ña nga ciblé woon ba bindee leen ñu dem yow léegi yaa leen di woowaat daal xam nga déjà da ngay jënd crédit war nga dem jël sa xaalis def ligne pour mën leen a intervenir parce que seen numéro téléphone a ngi fi seen lépp a ngi fi ñu ñëwaat fii sur place leen fi wax ñu jëm ko kii ak ñoom daal ñu jëm ko li kayit bi indiwaat ñu mettre leen na leen kat liñ fi bindoon lii la mais biñ demee lii ak lii leen wax léegi lii leen def na leen def lii pour xamal leen daal loolu daal moo ci nekk problème mu oto moom amuñu ko problème mu téléphone aussi amuñu daal bi loo xam ne daal fi mu ne suñu moyen bopp daal lañuy doxe macha allah dañoo gis ni tey instant bi yow yaay délégué de quartier maanaam tey yow yaay bàyyi faalu quartier bi lu quartier bi soxla si yow lañ koy awee te yi moyen ni ñu tudd sànq yëpp amoo ko tey yow nan ngay def sa déplacement soit quartier bi ñoom ñoo lay di jàppale wala yow sa moyen bopp rek ngay doxee quartier bi koy jàppale wala léeg-léeg sax yaay jàppale quartier bi parce que fi mu nekk problème am na fi léegi ñu ne comme affaire u lampe yi fay na ci koñ bi amul lumière amul di yaay téléphoné mairie wala nga dem fa di waxtaan di naxante ban indi la ay lampe wala indi la li nga xam ne daal moom nga bëgg te it duñ la indil totalement tax mairie bi aussi mooy aussi wala laaj am ndimbal ndox mi problème yi yëpp dépend de la mairie du set nag bu ñëwee ci benn bureau day métti dañuy am tey boo liggéey ñaa am temps yi passe yëpp affaire lampe mbedd yi lañ doon wax mais vraiment keroog bi fi sow mi ñëwee sax ñu fekk am ñu toog fi di wax mais yàlla def it ñu jox ñu lumière daal lu doy yoo xam ne daal vraiment léegi daal kenn mel pour affaire lampe je crois que quartier bi ko fi toog guddi da nga xam ne tànne na daal waaw 100% nag yàlla rek ko man macha allah est-ce que tey quartier bi am na association yoo xam ne nii ñu ngi fi di jàppale si quartier bi maanaam yow itam di la soutenir si lu bari. am na fi ay mbooloo jigéen yi seen ay avec ak ay kan ak ay association yëpp mais day gis ma ko ci jàppale quartier bi de même borom peut-être ñi am sax ñoo xam ne war a def sax solidarité sax sincèrement gisuma ko daal dégguma ko te nag ci rajo laay wax lu leer laay wax gisuma ko dégguma ko mu gis na ko fii defit mu la am na fi diw mais nag bi ñuy joxe ceeb bi aussi am na ci certains yoo xam ne loo xam ne 5 personnes ñëw nañ ba fii ne dañ maa bind mais man dindi leen ma jox leen keneen kooku moom je prends note xam naa leen ñoom ñëpp ma leen alhamdulilah ñu seen ñeneen ñoo xam ne ñoom it war nañ cee am ñu dindi ñi ñëw ne nan leen bàyyi ñu bàyyi leen dugal leen ñoom loolu aussi ndëmbal la parce que xam nga ne yow mën ngaa am lii nga ñëw na kat man bind ngeen man nan ma koo jox mais dindi leen ma ngeen jox keneen loolu rafet la. alhamdulilah kon donc mais tamit dañuy noter que ni yow yaa ngi jël âge macha allah te quartier bi xaw na soriante tuuti sa déplacement tey si quartier bi comme que nee nga yoroo oto soit da nga am koo taf sa wet moom moo lay jàppale si lu bëri wala. waaw léeg-léeg aussi bu fekkee loo xam ne benn affaire boo xam ne dañ ko war a yëgal waa quartier des fois xale yi mën nga leen wax wala ASC bi boo leen fekk ñu toog ngeen leen lii ak lii am na fi koo gis na nga wax sa morom ñi nga xam ne ñu ngi toog fële
ay grand parents wala ñoo xam ne contacté ko xam ne vraiment il est disponible boo ko waxee parce que am na ci loo xam ne moom boo ko waxee loo xam ne fii ne ndimbal la rek fii mu ne vraiment balaa ngoon ñëpp yëg ko waaw loolu moom am na ci mais nag amuñu moyen boo xam ne suñu déggoo li ma la nee naa bu doon téléphone sax nga mën a woo ki ne fële koo xam ne yow ak moom peut-être yéen a bokk liggéey bi nga ne ko sa loxo boobu waxal ma lii ak lii ak lii ak lii soxla nañ leen wala fii sa loxo bi doon mais des fois déplacement yëpp yaa ko defal sa bopp wala nga yónni sa doom wala nga yónni sa soxna jóg jàppale la léeg-léeg dafiy ñëw moom mii di soxna si sol yéreem bëccëg topp moroom jigéen nag xam nga information jigéen ñi ci gën a gaaw moom bu fekkee jóg na moom gis kii wax ko kooku bëgg na tase keneen kooku bëgg na tase loolu ndimbal la mais du ndimbal loo xam ne dañ ñu koo jox waaw délégué moom dañ koo jël mais nag nan xam ne aussi vraiment daal ñu ngi ci jaamu yàlla daal. jërëjëf papa loolu tamit leer na nañu mu mel ni dañoo noté que ni yow sa biir wax sax dañoo dégg ñu ni maanaam dañ lay laaj sax ba xam yow quartier bi dañ la ko vote la woon wala dañ la ko fal à l'amiable wala maanaam tam dañ koy renouveler par yenn saa yi wala si loolu nga leeral ñu si tuuti. déedéet amul à l'amiable parce que dañu jëloon ñu defoon quartier bi ci boppam ñu ñëw benn waay boo xam ne yàlla na ko yàlla yërëm moo mas na ñëw benn suba 8 heures fii la toog ci banc bi banc weñ bi woo man Jóob la sant ma ne ko wax xanaa da ngaa wut si ndékki mu ne ma déedéet damaa toog ba mu yàgg daal ma xam ne daal ci dëgg-dëgg affaire ñi ngi xëccoo bi bëri na mais man sama bopp bu ma sañoon nga dugg ci délégué de quartier bi ñu daal di dem bi ñu demee aussi ñu daal di jël suñuy kayit def ay groupe di timisee bu ñu jullee ba pare topp kër yi kër gu nekk ñu jël sa numéro téléphone ak yëpp ñu dajale ñu ne léegi nag dañu bëgg a def une lettre boo xam ne dañ ko bëgg daal pour daal quartier bi ñu yor suñu quartier bopp léegi nag kuy candidat aussi man ngaa bind ñu jóge fi jël affaire bi booba temps Idriss Seck la woon ba Idriss Seck dem amuñu délégué de quartier ñu dellusiwaat délégation spéciale ñëw ñu defaat lettre bi déposé waat dem ba délégué de kii bi jàll amuñu ñu jógewaat fii ba kii ñëw nu tuuti mi ñuy ñëw mairie yi ñëw temps boobu sax mairie kii la woon nu tuuti ñu ngi doon déposé ci mairie ville ñu déposé loolu ñu dem wote ba pare ñu léegi nag bi ñu tasee maire yi nag def ko ay maire est ouest nord ak yooyu ñu jël ñu man benn jour ma xëy 5 heures ñu woo ma daal na ma léegi da nga ñu indil certificat de bonne et mœurs casier judiciaire photocopie carte d'identité wala extrait wala affaire yu yëpp ma daal di jël yu yëpp dem déposé ko maire boobu fii laa ko déposé ci madame Diakhaté moo fa nekkoon boobu comme secrétaire ñu dem léeg-léeg ñu woote réunion avec le sous-préfet di dem ba ci biir benn jour léegi préfet bi fi nekkoon maar mu toog moom yàgg mun ñu am benn réunion fële Croix-Rouge ñu wax ba pare mu ne léegi daal dañuy wàññi quartier yi daal kenn daal mënul jël ñetti quartier wala ñeenti quartier di ko diriger day 10 daal pour ñu jàppale ko ci boobaa nag foofu laa dégg woon sax ñu cité ma comme délégué quartier passé à unité 2 mais boobu taxul aussi ñu def arrêté bi ñu dem ba ci biir ba am ay weer benn ñu am réunion fële maire ouest avec le maire ak ñëpp ñu dem foofu lan ma joxe sama arrêté le 15 avril 2015 dama nag léegi tu prends un jour bu la neex ñu ñëw installé la ci leen ma installé fii man installé ki nekk Fall bi nekk Aiglon installé Alaaji Góora Sall installé par jour ñu ku nekk nag jàll benn jour ñu ñëw installé ñu boobu léegi nag yàllaa ngi def jàmm daal te di ñaan quartier bi aussi ñu góorgóorlu te xam ne lii moom yàllaa ko def bu ko jeexalee rek mu jeex mais nag pour jël un délégué de quartier na ko nag tey bon tu es là pour 2 ans wala 3 ans wala 5 ans
loolu kilawul daal loolu kii wuñu ko man dégguma ko ñu fal daal yàlla na yéex dañuy dem daal ba dem waaw. yaa ngi fi loolu papa kon te wér kon boobaak léegi yaa ngi feeg 6 ans. waaw. macha allah yal na yokk. amiin sa taxawaay tamit ñu koy rafetlu. waaye tamit papa yaakaar naa duñ wax tey sans tudd jeunesse bi sa taxawaay tey si jeunesse bi lan la. ah si jeunesse bi de lu ma leen mën a dimbali naa leen ko dimbali parce que problème bu fi am pour jeunesse bi aussi dinaa ci jóg parce que ci leen bokk te it ñoo yor quartier bi ëllëg parce que jeunesse moom xale moom da nga koy lebal nee na la mag da nga koy may mais xale da nga koy lebal mag da nga koy may loolu mooy problème bi parce que xale yi daal sincèrement lépp lu bëgg te man ci dara du ma leen ko ba añaane dinaa ci ànd ak ñoom ba jeex waaw parce que ñoom ñoo fi nekk bu liggéey luñ soxla woon fii ñoom la ñuy jiital parce que ñun suñu doole dem na ba pare donc nag xale yi moom ñu ndaw ñi ba ci ña ASC ba ñëpp ku ci soxla lu ma ci mën dinaa ci taxaw fu luy demit mën naa fa ànd ak ñoom du ma ko ragal parce que dul dem ci loo xam ne day yàq wala man du ma ànd ak ci ñoom lu ñu yàq lu ma ànd ak ñoom it ci yoon rek laa koy teg ñoom it vraiment du ma lu may sant gërëm leen parce que problème yi fi am yëpp ñoom sincèrement duñ xëccoo daal doo dégg mook ñu ne waa pass na ngay déconné wala ña ngay marche wala ña ngay lakk pëna fii moom yàlla suturaal nañ ci loolu. alhamdulilah waaye tamit sànq da nga wax bu am solo muy li nga xam ne moom moo di football tey jii bu jeunesse bi dem di football yi di nga leen woo en tant que chef de quartier waxtaan ak ñoom lancer leen message maanaam nan lañ war a taxawee bu ñu demee si yooyu yëpp di nga ko faral di ko def wala. déet loolu kay moom yàgg naa même bu ñu demee fi mu ne waree am match comme seen ASC bi dem ba war de regroupement danaa toog ba 5 heures ma dem fekk leen fa ñaanal leen góorgóorlu leen ne lii moom fa la rek amul xeex amul xuloo kuñ ci gañ nga ñibbi sa kër gañ nag yàllaa ko def li leen di ñaan nag mooy góorgóorlu leen parce que affaire bi mooy terrain moom déglul arbitre bi rek boo dawee bal bi te déggoo parle bul taxaw kii hors-jeu na wala kii laal na ma wala kii parce que boo taxawee di revendiquer rek kenn mën laa romb la nga bañ mu def la ko da ngeen di góorgóorlu boo leen demee mbir moom du kii lay kii gañ moom xam nañ ko ba pare góorgóorlu leen rek ñu ngi leen di ñaanal topp seen gannaaw kan leen yàlla may ndam waaw. amiin yaa rabbal aalamiin waaye tamit nag jamono ji ñu toll kenn ku ne xam ne ne Sénégal dafa nekk si mbas mi jamono ji ñu ngi si 2e vague tey sa taxawaay si feebar bi si chef de quartier bi. xanaa sensibiliser rek koo ci gis rek na la am sa masque taabal yi ñuy jaay taabal ci mbedd yeeg yëpp koo ci nekk dana sol leen masque da ngay ñëw sax jiw ni mu daal di jël musóoram def ko nii te boo ko wanee gannaaw mu sànniwaat man leen la laajte nit dafay am lu muy ruus dem tey police tey duggoon fii sa rak nga seen ko di daw wala sa sët wala sa doom wala loolu ruus parce que police amul heure 24/24 la man na toog moom yàgg sax tey ñu bàyyi marché yi dugg ci quartier yi te yooyu yëpp aussi foog nga fàggawul sa bopp mag mu ñëw dama ko bàyyi woon kër gaag dan maa woo léegi nit yooyu yëpp du lay lii lay mooy àddina si yëpp xam na ne masque am na takk leen day rey ak du reyee li ñëpp def laay def waaw léegi damay daan génn fii boobu bee passé dama ñëw waaw Panja yow corona bi jeexagul man ne ko jeexagul fii ci man de damay këppoo ba mu jeex takk dama ci dem ba jeex waaw baax na temps yële sax booba monsieur le maire Talla Sylla indi woon na fi sax ay masques yu bëri ak ay jeunes ñu ànd ak booy fi nekk ñu war kon bi yëpp presque 884 masques joxe nañ ko fi 8 heures lañ départ fii ay 13 heures lañ dellusiwaat fii nañu joxe nañ kër yi ñun tase rek yëpp man leen c'est très bien léegi nag li ñuy ñaan nit ñi daal mooy li ñu wax am na ak amul docteur yi nee nañ lii nan këppoo nan takk parce que fii mu nekk ku ci feebaroon tey ku doon dem Màkka tey docteur bi nee na doo dem bàyyi xorom nga bàyyi xorom bàyyi li nga may donc nag bu ñu dem
ba docteur bi taxaw tey ne lii ak lii am na lii ak lii moo ko këlee li ma lay ñaan mooy ñu def leen wax rek ñu góorgóorlu rek waaw. waaye nag dañ doon laaj ba xam Parcelles mës na enregistré car. dégguma ko fi. alhamdulilah. parce que am na fi temps bi début bi ñu signalé ñu benn waay bu jógoon Europe ñu ne mi ngi fii ci gannaaw ñëw na def na fi 3 jours moom def na dana benn waay ñoo wax ma ko ma woo chef de poste bi chef de poste de santé bi poste de santé ma woo ko mu ñëw ma wax ko ma ne ko nag léegi yóbbul dem parce que boo nee dana chef de poste bi ko dugg na fii ma def ko affaire policier ma woo benn booy bu dëkk à côté mu woon ma benn boobu dëkk ci kër ga ma woo booy bi mu ñëw maa ko yow kii seen gan googu moom numéro téléphone man dama ko joxoon bi mu ñëwee temps yi mais gisuma ko mu ne dafa voyagé sax mais danaa la jox numéro am mu jox ma numéro am par hasard ma woo ko ne ko man a chef de quartier fa ma ne ko Parcelles Assainies unité 2 yow ñoo dend dama laa dégg gan gi ma ne xaaral ma ñu ci gan gi yow kañ nga fi ñëw mu ne waaye man bi nga tëjee frontière yi maa ngi fi xam nga kooku day ñëw rek dina ko wax oto am ku nekk maire yi na ma am na ku dëkkoon guy sombel dégg naa gars yi dañ koo ciblé mu daw ñëw Parcelles ñu dem vérifier loolu aussi amul waaw ma ne ko nag yow da ngay bàyyi rek man loo ci yëg man lu ma ci yëg ñu def ko affaire policier ma ne ko réglé dem fa waxtaan fa ba xam na ba am leen fa bëgg bu amee baax na bu amul baax na mais fii kaa moom sincèrement mosuma ko dégg Parcelles. kon alhamdulilah di ñaan yàlla yal na ko yàlla gën a yokk rek waaye tamit nag di rafetlu liggéeyu Xéweul TV bi nga xam ne moom moo def déplacement ak dérangement ñëw fii tey di remercier bu baax a baax suñu caméraman yi Modou ñëpp rek ak ñi nga xam ne moom moo di yàgg ak ñi nga xam ne moom moo di sama tonton Pape muy coordonné émission bi maa ngi koy bëggee bu baax a baax Ndiogu maa ngi lay siyaare bu wér-wér di saa tamit sama papa. di leen gërëm yéen ñëpp di leen sant di leen ñaanal yàlla li ngeen commencé yal na ngeen ci am ndam ba mu romb li ngeen ci yaakaar sama góor ga it maa ngi koy sant di ko gërëm muy Mor Sall Male moom sama dëkkandoo la sama collaborateur la sama lépp souvent ku ñëw këram ngoon sax souvent moom koy fekk ñu toog waaw li ñuy toog li may toog moom sax du ma ko toog kenn sama waay lu ma neex laa ko wax lu ma neex laa koy def waaw ci dëgg-dëgg moom itam ñu ngi koy sant di ko gërëm ci toogaay bi parce que ñoo ko waxee sax dafa dem bu wóor 1 heure ma ne ko kii wootewaat na Cheikh wootewaat na nee na ñu ngi ñëw léegi mu ne ma bu ñëwee rek bu la wooyee rek bippe ma ci laa ko bippe mu ñëw toog ma nga nee toog waaw. jërëjëf papa ñu ngi lay ñaanal jàmm di la ñaanal wér yan bi tamit yàlla na woyof lool si yow. amiin waaye tamit peccum liir bu neexee ndey dem moo jàpp see wagam maa ngi sant bu baax baax sama papa di sama sëriñ di Abdou Aziz Ndiaye maa ngi koy ñaanal yàlla na fi yàgg loolu tamit te wér. di sama tata bi nga xam ne nii lu ñu mel rek moom la Serigne Bass Bamba Xéweul ñu ngi lay bégg bu baax a baax di la ñaanal tamit jàmm di wér yaa ngi ko ba sama doom day maa ngi koy siyaare bu wér maa ngi ñaanal ñëpp jàmm papa ñu ngi lay wax sa kàddu gu mucc. sama kàddu gu la koy gërëm ñëpp di sant ñëpp di ñaanal quartier bi jàmm ak salaam yal na yàlla defal jàmm ak salaam ci quartier bi yàlla bu ñu fi am dara lu ñuy tiit ci biir quartier bi yal na yàlla defal lépp lu gën ci ànd ñu ànd ci jàmm ak salaam ñu nag quartier beeg ñi fi juddoo ñi fi yaroog ñi fi luyeeg ñëpp ñu ngi leen sant bu leen gërëm li ñu bëgg nag mooy nañuy góorgóorlu te yëgoo problème bu mën a am nañ koy yëg waaw bu ñu ko yëgee luñ ci mën doon ànd ceeg ñoom la ba yàlla def jàmm daal la ñuy ñaan ci quartier bi yàlla ne ko yàlla defal jàmm ñun ñëpp jàmm ak salaam te musal ñu ci mbas mi loolu daal la amoon lu may jox. yal na jàmm yàgg kon yal na yàlla def jàmm ñi nga xam ne caabi di leen a féete ginnaaw yal na yàlla dimbali ñu demaat seen i mbokk ñi nga xam ne ñoom ñoo nekk si lalu hôpital tam yàlla fëgg seen bopp yi yàlla ñu yàlla defal jàmm defal ñu wér waaye tam sponsor officiel yi ñu ngi leen di ñaan ngeen ñëw fekk suñu numéro commercial bi 77 la 759 69 54 loolu mooy numéro bi ngeen ñëw rek incha allah rabbi ñu ñëw ñu bokkandoo liggéey bi tey nag fii la woon Parcelles bu ëllëgee incha allah ñu ngi demaat si yeneen ak yeneen. Parcelles Assainies unité 2. ñu ngi fii unité 2 ñu ngi ñaanal jàmm ñëpp di leen wax asalaamaaleykum wa rahmatullah.